siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. maa ngi gis benn actualité bu xew Sénégal faaw ñu wax si tuuti tamit muy mbiru kilifa bu Y'en a marre gis nañu waa Leral TV yaakaar naa ni ñoo wane vidéo bi ñu bëri teg nañ seen bët loolu tamit vraiment du lu rafet si waa Y'en a marre muy kilifa parce que lii dañ ko jàpp lu ñu naan main dans la poche parce que dégg nañu vidéo bi seetaan nañ ko lu nit nag bëgg a kilifa bul ne nguur a nekk si ginnaaw wala leneen état nekkul ci ginnaaw kenn nekkul ci ginnaaw ñoom tamit ñoo bëgg lu yomb ñoo bëgg lu yomb naan ay activiste lañu wala leneen di am xaalis di dawal 4x4 di tabax immeuble fekk du ñu jaay soble du ñu jaay pomme de terre di bëgg di teg dil loolu doxul loolu taxul tamit sunu Sénégal jaar yoon qu'on se dise la vérité xam nañ ne Macky Sall sàcc la Aliou Sall sàcc la nguuru Macky Sall ministre yi ay sàcc lañu mais loolu tamit ñun bu ñu koy xeex dafay fekk ñun it duñu ay sàcc duñu ay triant qu'on se dise la vérité kilifa munoo ñëw di incarner da nga bëgg nouveau esprit sénégalais nouveau tête sénégalais bu bees bi ainsi de suite fekk si suuf yéen a ngi def seen i ay toj-toj seen i ay ñaawteef vraiment dafa dégueulasse nguur bi piège la lii moom bu kenn génn naan état bi daf ko piège état bi piège ko xëy na waa ji moo ko enregistré waa ji tamit xëy na preuve la bëggoon kilifa ba mu toogee gis ngeen ko waa ji ba mu koy jox xaalis vidéo bi seetaan ngeen ko mu jox ko mu ne ko ñaataa nekk foofu mu ne ko 4 millions 500 mu des ñaata mu ne ko mu des 500 000 kilifa même bu dee da ngay woo consul bu France wala leneen ak leneen da nga daanu nangul ne daanu nga parce que mbirub consul bu France kenn du si jaay visa waa ji ba mu duggee si yow dégg nga mu lay wax ay mbiru fausse passeport diplomatique bu xonk beeg bu noir bi yaa waxtaan ak moom waa ji yow kilifa ba ngay woote dëgg patriote nga da ngay représenter Sénégal da ngay xeex njumlang ak trian waa ji ba mu toogee si oto bi vidéo bi dafa waroon wone ni que bala waa ji di waxee ay fausse passeport diplomatique wala leneen nga ne ko sëñ bi ñun loolu la ñuy xeex ñun dañuy xeex lépp luy ay fausse passeport ak lépp luy luubal mbir visa ñun moo tax ñu bëgg sax régime Macky Sall jóge fii ñu andi beneen régime bu bees képp ku defarati mbirum escroquerie visa wala leneen nañ la tëj si kaso bi mais mënu leen toog si kaw di yuuxu di tànqal nit ñi Macky Sall Aliou Sall sàcc ngeen si suuf yéen it ay sàcc ngeen loolu tamit duñu ànd ak yéen parce que yéen tamit da ngeen jël seen bopp def ay seen bopp ay star man wax naa ko keroog nee naa leen gis ngeen gilets jaunes yi France ba ñu yëkkatee seen mouvement bi Emmanuel Macron jéem na leen rencontrer dañoo bañ dañ ko ne duñ la rencontrer mais ba ngeen defee mbirub Y'en a marre bi ba ngeen ko defee bu ngeen gisee Y'en a marre bi tas parce que affaire de moonin la ñii tas nañu dem si Macky Sall ñii tas ànd ak opposition bi ñii naan xaalisu Oxfam nit ki xoola buñ lay jiin dëmm waroo soccoo yaxu gone qu'on se dise la vérité il faut tamit ngeen respecter Sénégalais yi qu'on se dise la vérité lii du piège u Macky Sall du piège u état bi yaa piège sa bopp parce que yéen a bëgg lu yomb bu doon da ngaa jël tey sa benn xaalis jënd ko ay xar di jaay si tabaski bi mooy xaalis bu ñu la financé woon DER kenn du la filmer ku lay filmer it si non ne me dis pas attends ton point de presse du ma attendre point de presse bu koy def c'est pour se défendre ñun on a vu les images rek doy na sénégalais bu ne def si jàngat lu ngeen bëgg-bëgg kilifa lu ngeen bëgg-bëgg xeex bi dañuy ànd si dëgg kii dañu ko jàpp flagrant délit muy wax si mbiru visa maanaam jënd visa jaay visa tey buñ ko convoqué woon dig dafay dugg parce que xaalis bi dafa leeral xaalis bi nekkul woon pour njaayub oto xaalis bi nekkul woon pour jënd kër xaalis bi nekkul woon pour jënd yëre nii jënd xar xaalis bu gaay discuter bi si affaire de visa la affaire de visa kenn du si joxe xaalis li nga siy joxe xaalis mooy benn 40 000 bi ngay fay timbre boo ñëwee biir consul bu France wala bu consul bu Amérique xoola amul ndànk ma ne gënu leen ñu bëgg dëgg de man du ma ànd ak nit si ay fen dëgg bu jotee dañuy taxaw ne lii mooy dëgg lu ngeen bëgg kilifa dëgg bu jotee da ngeen ne kilifa daanu nga amul attendre point de presse amul attendre version de kilifa les faits sont là
loolu moo yàq sénégalais tamit quoi parce que kilifa day ñëw souvent même Ousmane Sonko si moom la jënd xaru tabaski léegi kilifa bu defee benn bêtise dañuy xool ne way comme Sonko si moom la jënd xaru tabaski même événement yi day ñëw di naan Macky dégage dañ ko war a kii déedéet nit bu ànd ak yow bu dëgg jotee bu daanoo da nga koy ne sëñ bi lii mooy dëgg da nga daanu da nga def erreur loolu mooy dëgg bu ko si kenn jàppale si affaire da naafeq bu dee loolu la tamit jarul ñu ne changement parce que sa xarit bi ngay àndal bu nekkee si ay fen da nga koy ne lii nga nekk ay fen la vidéo bi seetaan ngeen ko même bu nekkee ami d'enfance gaayen bi ba mu koy jox moonin dégg ngeen ko de d'accord ma ak yow ku d'accordul man neew ma nag kenn d'accord ak man sama point de vue laay joxe lii moo yàq Sénégal lii moo tax combat bi du dem fen il faut qu'on se respecte bu doon enregistrement la gisuñu vidéo yi ñu ne dañ ko piège enregistrement montage kilifa dafa toog ci oto bi waa ji toog ci oto bi kilifa yëkkati téléphone ñuy wax mbirub visa encore une fois bu dee ñi seetaanu leen vidéo bi dem leen ngeen xooli vidéo bi mbirub visa lañ ci wax ngeen dégg ci biir wax bi yéen a ngi dégg visa faux visa waa ji di ko ne am na ku ma mën a defaral faux visa diplomatique bi bu xonk bi faux bu xonk bi kilifa ba ko waa ji waxee faux visa bu xonk même ami d'enfance mu noon ne ko yii booy tout ce qui est faux c'est pas bien ñun loolu la ñuy xeex loolu ngeen waroon xaar si réponse u kilifa mais déggu leen ko qu'on se dise la vérité daf ko ne ah bon mu ne ko mën nañu defalee 5 millions xaw ma 4 millions faux passeport diplomatique mais attends olof la doon wax mu pare mu ne ko waa ji am ñaataa nekk fii 3 millions keroog ñaata laa la joxoon 1 million 500 muy ñaata 4 millions 500 ñaataa des 500 000 parce que lan la ñuy accordé 5 millions lan la ñuy accordé 5 millions pour mbiru visa kenn du si accordé sax 100 000 mbiru visa xoola demal ambassade buñ la mayee may la buñ la rejeté la loolu mooy dëgg bu kenn ànd ak nit si ay fen daanu na duñu toog fii di naan kilifa su ñun la bokk ak si opposition la bokk ak ñun ñoo bokk di xeex Macky Sall ak patati patat duñu ko défendre si loolu fen yi moom dafiy jóg moom fen yi daaw ak fen yi ren yi moom daawaati jéegi ren daf fiy jóg ku ànd si dëgg ñu ne dëgg boo àndut si dëgg ñu ne lu du dëgg suba buñ ko convoqué dig day wuy ji si les faits surtout gars yi buñ ko plainté nit du mënu ko défendre lii nit mënu ko si défendre parce que les preuves sont là xaalis bi c'était quoi kilifa affaire visa ngeen doon wax mu jëkkati di téléphoné ay waxu consul ay yu kenn xamut ci biir consul yi si bopp dil dafa am foofu ci biir consul yi am na ay sénégalais yi liggéey foofu di yowal ay dil la xam ngeen nu mu fa demee ah duñ fa yàgg pare naa fa beneen bi ñu ñëw loolu taxuma kii sax dinañ ci ñëwaat lu ma gën a yëkkati démb gis nañu Françoise Hélène Gaye kii nee na tu as raison la première fois que je suis d'accord avec toi man sama waa ji gis nga xoola ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd si dëgg c'est son ami qui l'a trahi c'est pas son ami qui l'a trahi moo trahir boppam man sama ami mënu ma trahir son ami mënu la trahir tey xoola sa loxo droite bi wóolu ko mais bul wóolu gauche bi wóolul bii mais bul wóolu bii son ami l'a pas trahi moom moo trahir boppam parce que waa ji ba mu ko ñëwee toog ba mu ko ñëwee waxu visa lu ñu waxante la bu yàgg la na ne ko sëñ bi visa du lu ñuy jaay visa du lu ñuy toppatoo si mbirub xaalis rawatina nag ay 3 millions ay 4 millions ay 5 millions ku bëgg visa demal consul nga ne leen man étudiant la wala malade la wala touriste laa bëgg def ñu jox la këyit bi ngay enregistré pour nee na lii nga am lee nga am nga déposé buñ lay laaj ñu ne sa compte bancaire lu si nekk bu dee touriste ngay dem boo nga demee fan ngay dal hôtel ngay dal wala daa am ku lay jox invitation yooyu yëpp nga wone ko boo ko wonee ñu may la sa visa buñ la mayul sa visa nekkul sa chance mais gis ngeen jëndu visa bi nii lañ fi jàppee woon waa jooju ex jëkkëru Viviane bi jàpp nañu yeneen sénégalais te mbir visa te loolu dafa bëri Sénégal ñu bëri dañuy jënd visa ay 3 millions semaine passée déggu leen aéroport AIBD ñu jàpp fa ay policiers ak ay agents yi di def décoller avion bi jàpp nañ leen pourtant jamono jooju sénégalais dañ ne bien fait police bi liggéey na parce que police si boppam di sol tenue ak agent bi nga xamante ni mooy dugal nit ñi ci avion bi dañ leen jàpp si loolu parce que dañuy ñëw jox leen ay faux visa wala faux passeport ñoo xam ne lii faux la mais benn 700 000 nga leen jox ñu bàyyi mu jàll loolu bu ñu koy def tamit suñu réew du dox
qu'on se dise la vérité kon kuñ ci téye ci mbiru fraude wala visa sa yëfu bopp la sa problème la bu doon dañ ko fekk keroog ci tabaski bi ci daral bi filmer ko foofu ne ko xar yi nga jor xaru Mauritanie laak da nga ko sàcc ak loolu ñu ne ay pièges mais yéen a ko déggandoo yéen a ko gisandoo ci oto la toog ñu wax waxu visa ñaata la 3 millions ngi nii mu des ñaata moom si boppam kilifa moo ubbi gémmiñam ngeen dégg mu ne lii ñaata la 3 millions 1,5 million keroog mu ngi fa woon waaw attends léegi vidéo bi xaaral ma tagal leen ko ngeen déglu sax parce que am na ñu may laaj vidéo xaaral ma def moo gën quoi moo gën comme ça ngeen attal seen bopp am nañu ko seetaanul quoi am nañu ko seetaanul dam leen tagal vidéo bi c'est important ngeen seetaan exactement léegi seetaan leen vidéo bi ngeen seetaan attentivement ngeen déglu kilifa ak waa ji est-ce que waxu xar lañ doon wax wala waxu dàll waxu visa lañ doon wax xaalis duma écouter attention écouter sa version. salaamaaleykum cher NTS. non du foofu attends ok am nañu ko seetaanul déglu leen. 17h dama am émission bu may enregistré Sen TV bàyyi sa yooyu nag yow tamit waaye da nga soof. kilifa may wax fii. mbër madame moo ma bàyyi boo. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy